salaamaaleykum salaam mbokk yi ñu seetaan ci luttetv.com ñu ñëw ak yéen ci live yi ñuy amal tous les samedis ak Ibrahima Faye Buzz am na nag live yi nga xamante ne ñeneen ñi ñoo koy amal mu ci mel ni Lamine Seck wala Boucar Ndour surtout Lamine Seck pendant la semaine mais samedi bi moom léegi gars yi leer na ni que Ibrahima Faye mooy ñëw ak yéen Buzz tey nag ñu war a waxtaanee lamb 100% lamb am ci invité yu am solo yoo xam war nañ ci ànd ak ñoom mais surtout les amateurs la ñuy gën a jox kàddu tey. parce que bëgg nañ dégg lan mooy kàddu amateurs yi ci ñaari combat yi nga xamante ne taxaw na combat bu ci njëkk mooy Lac de Guiers ak Eumeu Sène Gaston taxawal na ko ci même jour bi ci la Gaston taxawalee Diène Kaïré ak Modou Anta ñoom ñaari ñëpp signé nañu seen contrat démb mu nekk lu officiel. bu ngeen fàttalikoo une semaine ci ginnaaw mu nekkoon samedi passé fi lañ toog di def live di wax lan ngeen xalaat ci diggante Gaston ak Gris Bordeaux lan ngeen xalaat ci diggante Gaston ak Lac de Guiers 2 te ban combat moo dàq ci combat yi entre Lac de Guiers 2 Gris Bordeaux Lac de Guiers 2 Eumeu Sène mu mel ni une semaine après ou moins d'une semaine après on a eu nos réponses naka la ñu amee suñu ay réponses mooy lan la ñu xalaatoon ci Gaston ak Lac de Guiers 2 Gaston Gris Bordeaux je pense que ñëpp dañu prêcher la paix et la paix moo mujjee am ndax Gaston retrouvé wu na ak Gris Bordeaux waxtaan nañu ba plainte boobu amoon ci diggante Gaston ak Gris Bordeaux plainte boobu retiré nañ ko Gaston ak Gris Bordeaux facilitateurs yi kan ak kan la Tafa Gueye la ak Abbas Ndoye président écurie Fass ñoom ñoo dajale Gris Bordeaux ak Gaston amoon na yeneen témoins yu ko fekkee ku ci mel ni benn seexu Gaston bi loolu Lamine Seck xamal nañu ko ci audio bu mu doon def muy benn seexu Gris Bordeaux bi muy Galas la ak Pape Cheikh ñu dëkk zone A benn seex bi muy Galas mu ngi woon teewee na rencontre boobu noonu ak Gris Bordeaux teewee na ko Gaston Mbengue teewee na ko Tafa Gueye teewee na ko Abbas Ndoye teewee na ko yeneen ñaari personnalité ci dëkk bi tamit teewee nañ ko ñu nekkoon itam ay facilitateur ku ci nekk wax na li la naqari diggante Gris Bordeaux ak Gaston ku ci nekk wax na lu ko metti waaye juboo nañu ñoom ñaar ba plainte boobu kat Gaston retiré na ko et nee neen sax xaalis bi nga xamante ne Gaston joxoon na ko Gris Bordeaux muy 10 millions Gaston récupéré na ci fu mu toll ni 5 millions donc c'est une issue heureuse ci diggante bi nag combat taxaw na muy Lac de Guiers 2 Eumeu Sène muy wane ni Gaston ak Lac de Guiers 2 tamit juboo nañu yaakaar naa ils ont arrondi les angles te Gaston joxoon déjà avance Eumeu Sène ci bu yàgg pour combat ak Bombardier combat bi mujjee yàqu donc Eumeu Sène Lac de Guiers 2 la ñu mujjee confirmé gars yi maa ngi leen di béggee bu baax je pense que loolu moom moo fi informé na fi récemment waaye itam ñu leen di xamal itam que am na Modou Anta ak Diène Kaïré taxaw na waaye tey maa ngi ak aussi ci live bi nii jël naa le grand champion Bruce Lee maa ngi lay ziar borom States. waaw ziar lañ de doomu nday kon ma kanam gi bul ko nëbb quand même. doomu nday ziar lañ de naka yi tey nag. sant yàlla bu baax dama laa namm. waaw maa ngi nii rek dañ na bàyyi barki sëñ Touba naka yi tey nag. macha allah sant yàlla bu baax. ay lamb yëngu ne ñëpp ngi am combat Bruce Lee rek amagul combat la karatéka. mu nekk sama yaram day xasan de barki Serigne Touba. waaw dañ sarax ndongo daara wala mu tibb ak dooleem. mais est-ce que ndongo daara mun na toll États-Unis di tibbal doole di tibb ak dooleem. Thiam Sam man ku ma tibbalul ma tibbal sama bopp. kon yaa ngi ci tànk ñibbisiwaat. jeey laxay la laa maa ngi si tànk lépp barki sëñ Fallou. mais Bruce Lee ban adversaire nga gën a soxla jamono ji. ku ma soxla Moussa Ndoye. lu tax Moussa Ndoye. non dafa am lu ñu waxante woon rek. mais gis nga Moussa Ndoye dugg na Fass jël sa rakk muy Lac Rose am nu mu def ak moom. non na ñëw ñu bëre. ñu bëre. bu pare rek pare naa na ñëw ñu bëre. mais Bruce Lee keroog forme bi nga indi sa diggante ak Ahmed Deme est-ce que forme boobu mun na bëreeg Moussa Ndoye yaakaaruma ko. doomu nday yow xam déggoo forme boobu déggoo lu mu la wax combat wu une semaine la. combat wu une semaine la. combat boobu pare wuñu ko luñ ko war a pare. mais yow boo ñu xoolee nga xam ne ñun pare nañ. Grèce bi yëpp dañ na instant yi. yow tamit xool ñu boo ñu xoolee nga xam ñun pare nañ. macha allah macha allah pare nañ. Moussa Ndoye à part Moussa Ndoye keneen nga gën a soxla. keneen ku ñëw baax na barki Serigne Touba. fi mu guddi ñu toll dama ne dañu liggéey te du ñu di nelaw dañu liggéey. waaw dañu liggéey du metti kay. te du ñu di nelaw. waaw Moussa Ndoye bu paree rek ak ku munti def Moussa Ndoye ama neex ku si pare rek pare naa barki sëñ Fall. ama neex. waaw.
Ama Neex moom neexul affaire de. bon yow ñooñu dañ man ma ñooñu nga leen di jàpp du leen sànni fële nga an may kër nga an may kër. ah Bruce Lee Ama Neex combat bu neex la loolu. oh yeah combat bu neex la. ñoom bu ma leen ëppul ndam ëpp ñu ma ndam. te Ama Neex fu mu toll nii xanaa bu ñu tëggee combat bi États-Unis dañuy defee signature contrat bi. ndax si parti sëñ Tuba ñu ànd ñëwandoo bu ko neexee ñu bokk benn vol. mais c'est Ama Neex libu la boo xamante ne day xeex day bëri neexul affaire. waaye man xeex di bëre man ma bëre ku nekk ngaan may xeex di bëre fii bu rek ay waxu bëri buñ ko fi taxaw du ay wax moom combat bi dañ tëgg combat bi mu taxaw promoteur yi may dégg dañ tëgg mu taxaw loolu mooy l'essentiel bi. waaw. Bruce daal pare na fu mu toll nii pour tooyalaat xaftaan bi. pare naa pour lépp damay liggéey tëdduma di nelaw. ci couleur Jàmbaar Wrestling Academy. yeah. ok sa baat ci kaw delluwaatal waxaatal ma dégg. couleur Jàmbaar Wrestling Academy. waaw kay sa baat ci kaw. nekkatoo nañ sarax ndongo daara wala mu tibb ak dooleem. ma ne ko Bruce daal nekkatul Fass fu mu toll nii loolu c'est officiel. waaw maay samay mag noonu Papa Sow fu ñu nekk ak doon Ouza foofu laa nekk parce que ñoom ñoo ma indi Fass man Fass sama écurie la Fass sama ñëpp jàmmalaas du leen nuyu ñun Ibrahima Mbaye Père Gueye Camara suñu Père Tafa ñëpp maa ngi leen di nuyu suñ samay père lañ at lu neex ba ma mujj def mooy loolu waaw soxla naa seen conseil soxla ay Pa Thierno Dramé sama papa lañ ñoo ma tette tey ba ma yegsi fii aw ma lenn lu may xalaat mais tey ba ma nekkee booy Ouza moo tee sama loxo indi ma ba si écurie Fass ba tey Ouza nag fu mu féete boobu laa féete man Fass laa juddoo di Abbas Ndaw boobu laa juddoo waaw yoroo lamb joolaa sama maam Alaaji Seriba Jaabi moo jur sama yaay sama maam la ndeysaan mais Bruce est-ce que notifié nga waa Fass sa démission. non waxaguma damay bàyyi ba yegg si incha allah. waxagoo leen dara bindagoo leen lettre. waxaguma dara damay bàyyi ba yegg si. dama mooy te bu ma ñëwee samay père lañ dañ ma koy yombalal rek. mais boo waaj ñëw bi tamit est-ce que mën nañ xam Bruce Lee kenn la war a ñëw itam ban période à peu près. non loolu moom man moom kuy yodd sëqat. mois Bruce Lee tamit. ma ne kuy yodd sëqat. waaw nit moom demam la xam. mais kuy kenn doo gis benn kuy ñëw Sénégal ne la maa ngi ñëw. amul kenn au moins yow séntu nga ni que di nga bëri ci at bi saison bi nii. billahi moom rek laa bëgg ma ñàkk suma ndey loolu rek laa bëgg. ñaata at nga toog bëriwuloo fu mu toll nii. 2 ans. mbër toog na 6 ans bëriwul 4 ans bëriwul 3 ans bëriwul 2 ans laa toog de. 2 ans waaw loolu de bëri. non bëriwul de mbër ñaata mois toog nañ 4 ans bëriwul ñaata at 4 ans bëri bëriwuñu. mobile 2 ñu ngi lay nuyu ci commentaire yi mobile 2 ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. du fa siyaar mbër yi du siyaar ñu nekk si suuf du leen siyaar yéen ñëpp du leen ñaanal waaw. ni ñu tëj benn page mooy page su sa carrière yow parce que yow ku xam làmb nga ku mun a bëre nga. te ku seetaat mu am ñaari combat yu neex yu taxaw Lac de Guiers numéro 2 ak Eumeu Sène ñoom ñaar ñu bëri ñaari yoon. est-ce que bi yoon mën nañ séntu résultat bi changé. premier bi match da am deuxième bi am victoire Eumeu Sène est-ce que bi yoon mën nañ séntu victoire Lac de Guiers 2. waaw kon lu may wax rek ñoom ñaar ñëpp maa ngi leen di siyaar du leen nuyu. combat boo xam ne combat bu neex la. combat boo xam ne amateurs yi bëgg nañ ko parce que combat boo xam ne dañu njëkk a bëre nul beneen ñu bëre Eumeu Sène daan ko. kon lamb ji di ñëw xam naa ni Lac de Guiers 2 mooy gën a soxla lamb ji. da ko bëgg dina ko bëgg trop. waaw tamit Eumeu Sène tamit bëgg na tamit moom exemple bu mu wane si moom Modou Lo bëgg na dindi loolu tamit ñëw teg fulla ak fayda changer lu mu doon def ñëw tey bëre mooy loolu. ñoom ñaar ñëpp bëgg nañ defet mais Lac de Guiers 2 moo gën a bëgg ndam li. est-ce que séntu nga Lac de Guiers 2 commettre erreur bu mu commettre woon ci deuxième combat bi moo Eumeu Sène muy ñëpp naan ko Lac day taxaw day xaar rek day reculer bi yoon mu dëggal boppam Eumeu Sène nax ko daan ko est-ce que séntuwaat yoon mu dëggalaat boppam. non dañ naan ndox du bàyyi yoonam. taay boo bàyyi sa yoon rek gis loo xam ne kon gars yi ñaan la non taxaw nga da nga war a ñëw allo. waññu sa kanam. waaw kon gars yi la ñuy wax loolu nan waaw kon par exemple kon gars yi la ñuy wax ni nan ndox du bàyyi yoonam ndox bu bàyyi yoonam rek day kii Lac de Guiers 2 Sénégal yëpp xam nañ loolu la mën def forum foofu la nekk
kon day xaar. waaw bu cencee beneen bëre rek boo xam ne bokkul ak bëreem rek. du neex quoi. Eumeu Sène nag moom loo koy digal ci combat bi dafa mel ni moom itam dafa mujjee song Modou Lo te jigu ko de. waaw ama dafa non saa waay boo doon xool moom Modou Lo xam nga rek coup perdu la jël da coup perdu mun na dal ku nekk. waaw def nañ am Diop indil Njaay mu jël coup perdu tëdd. jombul kenn par exemple da ngay ñëw ne mbër bi da nga koy jàpp duma ko daan ko nga ñëw laal benn coup tëdd. te loolu du ko ragal loo ci combat bi di nga xalaat nga ni. non di nga ne ay bu ma daanoo fu may jëm. combat dina ko yanu nag parce que lu ko daloon day bañ mu dal ko dina gën a sàmm ay gardam buy xeex moom dina toog si tànk parce que la dëgër de njool la. parce que xalaat na ni kii Modou Lo moo ko dóor mu daanu de daa ko ma xeex bàyyi ma xeex ak moom man tamit wane exemple boobu. dëgg la. bu doon maay Eumeu Sène damay respecté gan gi toog samay tànk waaw bañ nekk foofu di xeex jàpp bëre bi baax na moom ko wax mais der la bañkat la mais bëre bi moo gën a wóor si moom daal. am na solo ma laaj la beneen affaire Diène Kaïré ak Modou Anta ñoom ñaar xam naa est-ce que doxuñu sa combat ak Modou Anta sax yow. man. Modou Anta ko xalaatu mu jël ma sax koo xam ne nii la toll. mais moo daan sa grand Ouza daan sa grand Balla Diouf. ñooñu ngay wax mais man Modou Anta bu mu doon bëre damay toog suul samay tànk rek fekk fa am Diop indil Njaay munuma daan sa tànk. moom. Modou Anta ak moom. Modou Anta. xeex aw ma xel ñaar sax. sa ay Modou Anta mooy loolu lenn la mun daw jël sa tànk gis naa ko mu daw tegal la 16 wala mu jël sa tànk daw paqueté la wala mu kii man gis naa lu muy bëre. kon yow digganteem ak Diène Kaïré nag loo ci xalaat. bëre la de Diène Kaïré bëre la de Diène Kaïré mën na ko daan. Diène Kaïré est-ce que am na doole bu yëngal Modou Anta. bu ko Diène Kaïré ëppul doole. bon. waaw. bëre ba nag. xale ak mag duñ benn. Modou Anta lu ko def mag. mais bu nekkul mag sax moo mag moo Diène Kaïré. combat boobu booy teg sa xaalis si kañ nga koy teg. si Diène Kaïré laay teg sama xaalis. da nga faral Diène Kaïré wala yow objectivement ngay waxee. non waxuma sax loo xam ne mooy loolu mais Diène Kaïré moo ma gën a jege di seq na ak man jàmm. mais non ci techniquement ak vraiment bëri. ndaanaan la bërekat la kii wu ma de Modou Anta ndaanaan la de bërekat la de. mun na bëre trop. nit da koy sànni xeer na teewul da nga koy wax dëgg dafa mun na bëre trop mais daakul bëre gan gi. ñoom ñaar boo doon xool sax ñoo gën a xaw a nduru lu ñuy bëre. dëgg la gis naa saa waay du bënn di jaar si flanc bi Diène Kaïré mais Modou Anta buy bëre day bëre lu wóor man gis naa ko yàqamti wu combat am. da koy teg ci da ngay teg temps bu gisee Diène Kaïré daal favori. ma ne ko Diène Kaïré daal mooy sa favori. bu gisee luy dem mu dem bu gisee luy taxaw mu taxaw gis naa loolu si Modou Anta mais Diène Kaïré moom ma gën a wóor bëre parce que am na loo xam ne bu ko chargé saa waay day bàyyi. dégg naa fi ngay waxee bu baax a baax. plus dernière question jotuma la ko laaj Lac de Guiers 2 Eumeu Sène kuy sa favori. ñoom ñaar ñëpp kenn nekkul sama favori ku daan rek mooy loolu. non kan nga xalaat ni mu ëpp capacité yu daan sa morom. guddi ñu toll de ñoom ñaar ñëpp ku nekk mun nga daan sa morom de. ñoom ñaar ñëpp ku nekk mun nga daan sa morom làmb du biir day xëy rek wasin. làmb du biir day xëy wasin am na solo Bruce kontaan naa ci yow mais temps yi foo ñu jël ñu gën a waxtaan tey thème bi Lac de Guiers 2 Eumeu Sène la ma war ci analyste yu mag a mag Bruce li maa la dig benn affaire. spécial Bruce li dinaa ko jour jël amateur yi ñu wax ci yow. nga dégg ñu wax say qualité bëre. say qualité xeex sa lu ci yow ak lu leen naqari ci yow di nga ko fi dégg ci live bi maa la ko dig incha
non amul benn problème en tout cas daal maa ngi leen di siyaar du leen déggee ñoom ñëpp samay supporter di ñaan yàlla jàmm am Sénégal di ñaan yàlla xam nga rek lamb ji gën a jëm si kaw xam nga ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay du ñu ay noon dañuy foo agré rek la bu weesoo lu dul lool mooy lool bu dee dama fi wax loo xam ne déranger nañ maa ngi déggalu waaw du leen nuyu du leen siyaar yow ba man ko yow quoi waaw du la ñaanal yàlla dañ Fallou ah jaajëf sëñ Fallou comme d'habitude macha allah kooku mooy ministre gi ñu ngi koy bëggee bu baax a baax naanaan la moom itam